bu baax a baax donc am na loo xam ne tamit bëggoon nañ ci def benn commentaire bu ndaw rek par rapport ak confinement bi parce que gis nañ Sénégal à chaque fois si sama live yi nii yëpp maa ngi insister ci côté population bi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw ñooñu jar nañ sóoraale quoi jar nañ sóoraale trop parce que su fekkee pays européens yi la boo liggéeyee ak boo liggéeyul yëpp di nga am benn revenu dina am benn ndimbal boo xamante ni état bi moo la koy dimbalee. Je prends l'exemple de la France tey jii su fekkee da nga liggéey ba sa contrat jeex mu nekk CDD contrat à durée déterminée après da ngay am possibilité pour mën a fayeeku chômage maanaam li mu doon versé après da nga koy mën a récupérer waat kooku boo ko confiné du am problème. ki nga xamante ni tamit dafa nekk en France moom ne bëggut a liggéey bëggul def dara kooku état bi am na lu mu koy dimbalee parce que dañuy lutter contre la pauvreté chaque weer dina am lu mu jot ci compte am ñu tuddee ko RSA. muy revenu solidarité active donc kon réew yooyu noonu ñoom ils sont prêts pour système confinement bi moo tax amuñ ci benn problème parce que ku nekk rek yore nga sa carte soo demee supermarché nga ndugg lu bëri ñëw dugal sa kër toog sa kër te gis nañ Sénégal secteur informel bi moo fa ëpp am na ñu bëri ñoo xamante ni seen tur feeñul fenn kenn déclaré wu leen ils sont dans le secteur informel dañuy xëy dem ubbi seen place jaay am ñoo xam dañuy ràngu ay affaire di xëy ci mbedd mi di dem di ko jaay da ngay dem sax ba gis ay marchands ambulants yoo xamante ni dañuy nekk Colobane wala ñu nekk Sandaga di ràngu di dem di jaayat am ñoo xam ne ñu ngi ci autoroute bi di jaay ay ndaamara xam nga ñooñu tey amuñ contrat kenn déclaré wu leen fenn ñooñu tey bu ñu leen confiné bu ñu génnul fan la ñuy jëlee xaalis boo demee ci marché yi di nga ko fekk ay maire yoo xamante ni ñoom it la même chose. xam nga paa bi dafay retraité du am ay moyens yu mu joxee dépense amul kenn ku ko dimbale njaboot gaa ngi toog war a añ war a reer wala ndékki maire bi bu xëyee dafay dem jaay ji jën donc jën boobu bu ko jaay ba pare day jël bénéfice bi ñoo joxe ci dépense am na ñoo xam ne dañuy xëy fajar dem jaay ji après bu ñu wàccee ndugg yóbbu seen kër togg donc kooku boo koy confiné war nga ko préparer état bi war na débloquer xaalis bu bëri pour jéem a sillonner Sénégal c'est un petit pays nekkul réew bu mag. xam nga ñu tànn kër yi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw ñu dimbale leen ci ravitaillement jox leen ay ceeb jox leen diwlin jox leen suukar ngir ñu mën a toog quoi pendant le confinement su fekkee dinañ fa àgg même pendant le couvre-feu sax loolu waroon na am bonne volonté yi nga xam ne tamit ñu ngi jël seen xaalis yi partout di tasaare ne dañuy dimbale état bi man pour man tamit war nañoo gersu tamit les citoyens lambda les pauvres nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw ñu jëm leen a dimbale tamit pour ñu mën a toog seen kër xam nga mais état bi tey jii war nañ ko dimbale. dëgg la mais nag wax dëgg yàlla kenn trouvé gul remède bi kenn trouvé gul li nga xam ne moom mooy vaccin bi pour mën a wax ne lii mooy faj coronavirus dañuy làmbatu rek am na ñoo xam ne tane nañ voilà donc kon xaalis bi war nañ mën a sóoraale ñi nga xamante ni ñoom ñooy les pauvres man toujours loolu dama koy rappeler quoi dama koy rappeler les bonnes volontés génn leen ngeen dugg ci koñ yi dugg ci banlieue bi xam nga jaamu yàlla ci système bi nii parce que vraiment bés bu ñu confiné Sénégalais di ngeen gis koo xamante ni xiif dina ko rey ci biir këram waaw wala nit dana génn affronter force de l'ordre yi bu boobaa ñu dóor ko ba mu bëgg a dee sax moo koy gënal parce que du toog bàyyi njabootam di xiif di bañ a lekk loolu war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax te am na ñoo xamante ni ba léegi dégg guñu leen tey maa ngi ko déglu ci revue de presse bi am na ay institutions yoo xamante ni am nañ ay caisse noire mais ba léegi kenn dégg gu leen conseil économique et social environnemental au conseil des collectivités territoriales kenn déggagu leen te war nañoo mën a def dara nag sacrifié wu wan Sénégalais yépp na sama caisse noire a ngi nii teg xam nga ne dugal naa ko ci affaire bi wala ñu jéem a def ay action jënd ay camion ceeb dem ci village yi ci dëkk yi sori yi xool ñoo xam dañoo pauvre ñu jox leen ko pour ñu mën a toog seen kër parce que l'heure est grave Sénégalais boo ko naree confiné dina métti trop Sénégalais yi liggéey am contrat ñooñu bëri wuñ de nga xamante ni bu ñu liggéeywul dinañ mën a am ay 80% de leur salaire wala ay 75% de leur salaire loolu ñu nekk fonction publique ñoo koy mën a am ak ñenn ci privé yi gis ngeen Sénégal société yi am doole bëriwul. tey jii boo doon recenser ñi nga xamante ni am nañ salaire tey ñu déclarer leen ñooñu bëriwuñ te salaire yi baaxul. am na ñoo xam ne dañ leen di déclarer ñu am contrat sax te 100 000 francs la ñuy fayeeku 100 000 francs su fekkee amoo kër yore jabar yore doom mais loolu mënoo ci dara waaw bu ñu la naree nag téye sa biir kër fekk yow am na
am na ay dëbb daaxe yoo doon def mën a dem génnee loo xamante ni da nga koy am bokkut ak sa salaire doo ko mën a def donc loolu c'est très important il faut que ñu bàyyi ci xel bu baax a baax voilà donc ñu wax tuuti rek ci mbiru le faux médecin là mooy Samba xam naa ne sama mbokk lébu la quoi waaye daal maa ngi gis ñu bëri nag ku nekk yaa ngi am loo ci commentaire du wax waaye loolu yàgg na am loolu yàgg na am usurpation de fonction yàgg na am Sénégal day am partout donc nit ki nag moom nu mu def ba intégré wu dugg ci benn hôpital dafa liggéeyee ba mën a dem sax di def ay analyse ak yooyu noonu di def ay prise de sang loolu moom xaw ma nu mu demee parce que xam naa ne képp koo xamante ni médecin nga foofu Sénégal sa tour dina nekk ci ordre bi ci ordre des médecins du Sénégal su dee ordre des avocats yeneen ordre yëpp noonu lay demee ordre des pharmaciens képp ku nekk pharmacien xam nga xam nañ la képp ku nekk médecin war nañ la xam waaye nag nu mu mën a nekkee ci benn hôpital di fa liggéey pendant des années foog naa ne war na fa yàgg waaw gars yi sax dem nañ ba naan daan na def ay prise de sang di jël ay nit ñoo xamante ni da leen di wax ne dañoo négatif te kenn xamul ndax dañoo négatif wala dégg mën nañoo am dañoo positif mën naa am dañoo positif sax ñu dem duggaat ci biir population bi daal di contaminer waat nit ñi quoi autant pour moi donc médecin moom nit mën na def maanaam façon usurpation bu nekk ba mu des médecin pour man nga dem ne de gendarme nga mën nga dem ne policier nga bon donte baaxul sax mais moo tane boobu parce que médecin moom su fekkee da ngay ñëw di usurper wu ci affaire yu médecine mooy ne tu joues avec la vie des gens quoi voilà parce que affaire yu médecine lu sérieux la nekkut loo xamante ni ay caaxaan la quoi donc loolu daal war nañ ci jël ay mesures su fekkee war nañ ko sanctionner quoi ba pare ubbi ci enquête xool nan la def ba accéder ci foofu mu doon liggéeyee waaw parce que nag waa ji wax dëgg yàlla xëy rek sol sa blouse ne médecin nga di def sa ay consultation vraiment loolu c'est catastrophique quoi doy na waar trop donc daal kon ñu ngi xaar gars yi ñu woote su ko defee ñu waxtaanee li nga xamante ni moom moo aju ci wàllu confinement bi nga xamante ni professeur Seydi annoncé na ko donc ñu ngi leen di xaar après dinañ jël numéro bi ñu épingle ko su ko defee après ngeen mën a participer léegi ni ñuy def rek mooy dañuy dem jëli kenn benn intervenant depuis Paris il répond au nom de Californie. waaw salaamaaleykum. aleykum salaam mon ami et frère Californie. waaw sëñ Abdallah ñu ngi ziar. delloo ziar mbaa yaa ngi ci jàmm. waaw sant sunu borom baax a baax di rafetlu li ngay liggéey wax dëgg fa yàlla yaa ngi def lu am solo si affaire bi daal. merci beaucoup xam nga rek bon nit da ngay bëgg sa réew quoi bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk. dëggantaan loolu la ñu wax. yonent bi ne hubbul watani minal iman. bisimilah ñu ngi déglu sa xalaat ci proposition professeur Moussa Seydi bi vers un confinement. waaw xam nga instant bi même professeur bi bu ko waxagul yaakaar naa ne Sénégal yi bëri sax commencé nañu confiner seen bopp fekk waxagul leen ko. parce que fu mu toll nii boo demee si marché yi Dakar Sénégal ñu bëri commencé nañu tëj seen i magasin toog seen i kër. waaw man am naa samay xarit yoo xam ne ñu ngi Colobane doon jaay fu mu toll nii tëj nañ seen magasin fekk état bi waxagu leen. parce que xamoo nooy jaayee nit ñoo wàll la feebar ngoon nga ñibbi wàllu ko sa soxna wàllu ko say doom xam nga day gën a aggraver les choses. donc jamono ji adduna bi yëpp la plupart ñëpp confiné wu nañu yaakaar naa ni Sénégal tamit buñ demee ba nar a confiné wu yaakaar naa ni warul mën a am coow. parce que fu mu toll nii ñoom war nañu am jàngat si dëkk yi nga xam ne dañoo yéex a confiné wu parce que mbir mi wax nañu lu koy mën a arrière loo rek mooy nga confiné wu toog jàpp sa njàmbur toog sa kër ak sa njaboot. parce que boo doxee si mbedd bi mën nga dajeeg nit boo xam ne xamaanoo mu wàll la. waaw nga yóbbu ko sa kër wàllu ko sa doom tamit génn dem kër tante mu wàll noonu lay avancé daal ñun ñëpp gis nañu France yi tey ñu ngi si presque 44,000 personnes yu ko am. ak plus de 3,000 décès te foog na ni France si benn cas la commencé woon ñaari cas ñett cas. noonu la Italie commencé woon noonu la Espagne commencé woon donc comme ni ñu ko waxee depuis au début feebar bi amagul tànk ginnaaw. te ba fi ñuy waxee nii tamit ñu ngi wax chloroquine dëgg la waaye ba léegi garab bi koy faj amagul. waaw léegi maa ngi seetaan ministre de la santé mu ngi koy wax en direct fu mu toll nii bu ñu amoon garab bu koy faj ñoom ñooy njëkk kenn si télé yi ne jël leen garab bii moo koy faj. mais chloroquine bi dañ ci amagum yaakaar nii rek mais wóoragul 100%. chloroquine bi dafa am ci ñu ko dijee rawul essayé mu jàll quoi. waaw non am na ñu essayé mu jàll mais xamul lu ñuy naan am na nu ko olof di waxee comme fàtte naa moo ba waaye
Fatima moo bi xëy na mu ñëwaat sama bopp kii moo waral ay gaaf xaw ma nag. tombe mooy waral ay gaaf tombe waral ay gaaf. tombe waral ay gaaf parce que dijje bi am na ñu siy faj mu ngi wër mais am na ñoo xam te ne ñu ngi leen siy faj ñu ngi dee. kon nga xam ne bu doon garab boobu moo koy faj yaakaaruma affaire bi di gën a avancé wala nga si dégg tamit ay cas de mort parce que France ñu ngi nekkoon si ay 10 morts 20 morts tey ñu ngi si ay 3000 morts. ak Espagne ak Italie. ak Espagne Italie ñu ngi ay 10 000 morts donc bu doon chloroquine bi mu ngi faj yaakaar naa ne du ñu egg si morts yooyu yëpp. waaw te chloroquine yomb na lool. yomb na lool cela veut dire que kon nañu defaat très attention loolu la ministre bi wax léegi ministre de la santé bu France nee na garanti ñu 100% chloroquine bi dafay faj. xëy na nag bu nit ñi instant bi ñëpp soxla garab bu koy faj moo tax ñëpp di remercier di changer ay profil Facebook di def waa ji c'est très bien yàlla def chloroquine bi mën a faj mais c'est pas garanti gum. c'est pas gum garanti. d'accord. donc confinement bi wax dëgg fa yàlla sunu mbokk sénégalais yi ñu ngi leen di si ñaan même bu ko état bi defagul ñoom la ñu yemale seen i bëgg-bëgg toog jàpp seen jàmbur parce que ñu confiné la benn 1 mois nga toog moo gën tamit ñu dugal la si bàmmeel mais est-ce que confinement bi nu muy jàllee Europe Californie est-ce que nu muy jàllee Europe mën na ko jàllee Sénégal parce que xam nga dëkk yi. waaw xam nga loo gis rek waxtaan la xam nga Europe fii si boppam ñu ngi confiné waaye am na ñoo xam ne ñu ngi dëgër bopp respecté wuñ confinement bi. waaw mais Sénégal tamit buñ ko fa defee dina am ñu respecté am ñoo xamante ni dañ dëgër bopp mais la plupart yaakaar naa ni Sénégalais yi dinañ ko respecté parce que comme ni ma la koy waxee Sénégalais yi ñu bëri dañ say ragal dee am na ñoo xam ne ñemewuñ. waaw ñi nga xamante ni ñoom dañuy am problème mu dépense buñ génn duñ mën a joxe dépense ñooñu nag ñoom seen cas. waaw xam nga mbiru dépense moom suñu borom moo yor lépp. parce que mais il faut nga lekk nag téléphone. liggéey Abdallah. waaw il faut nga lekk dépense moom ñun ñëpp xam nañu nu wërsëg suñu borom mel. waaw mën nga yor ngandi magasin xëy sax jaay yu suba ba ngoon doo sokkeeku. waaw mën nga jële sa daal dem jaay ko pour ne da nga si dépense nga dem ba ngoon doo ko jaay te boo ñibbee it yàlla suñu borom mën na la suturaal. donc affaire bi du question dépense te tamit état bi mu ngi siy def lu mu mën yaakaar naa ni génn na presque 60 et quelques milliards pour jënd ko ay denrées ñu ngi xool nu ñu koy répartir si yenn famille yoo xamante ni ay néew doole lañu yaakaar naa ni liggéey boobu gaa ngi siy def. donc ñàkk naa dépense wala leneen warul tamit tax nit di génn di naan day wuti dépense parce que di wuti dépense ba dajeeg dee tamit da ngay toog. doy na waar. waaw te feebar bi amagul tànku ginnaaw kon nañu ànd ñun ñëpp rek ñu respecté consigne yi nga xam ne état bi jox nañu ko ministre bi jox nañu ko mooy ñi raxas suñuy loxo di moytu attroupement yi di moytu génn bu bëri bi. jaajëf Kaliphone. waaw jaajëf frère kon ñu ngi kontaan baax a baax si affaire bi di ñaan suñu borom rek yàlla nañu borom bi dimbali taxaw ñun ñëpp incha allah. bëggee bu wër. jaajëf merci frère. Merci beaucoup notre ami et frère du côté de Paris il s'appelle Kaliphone wax na xalaatam affaire bi noonu la donc comme ni ma koy waxee saa su nekk rek nous sommes dans une démocratie quoi donc démocratie mooy kenn ku nekk da ngay am xalaat nga wax ko voilà ku nekk rek na nga wax li nga xalaat en tout cas lu ñuy def yëpp c'est pour la bonne marche de notre cher pays le Sénégal donc loolu rek lañ si jublu kon daal ba tey daal ñuy waxtaanee li nga xamante ni moom mooy confinement bi nga xamante ni professeur Seydi annoncé na ko donc am na ñoo xamante ni dinañ leen jël ba pare soog a nag ubbi téléphone bi donc xam naa damay dem jëli sama xarit sama imam depuis Baobab di ko béggee bu baax a baax imam marhaban bik maa ngi lay ziar. waaleykum salaam wa rahmatullah ya Abdallah. marhaban bik ahlan wa sahlan. marhaban naka waa Dakar. ahlan wa sahlan alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. macha allah professeur Moussa Seydi dafa proposé ne su fekkee feebar bi dafay gën di propagé wu on va vers un confinement est-ce que loolu dina possible pour Sénégal. est-ce que c'est possible pour Sénégal. pour le Sénégal oui. waaw liñ mën a wax de xaw ma c'est possible ou c'est pas possible. mais bu ñu xoolee ci Nigéria xool ci waxuma sax Nigéria pays yi mu gën a dal. dana ñoo xam ni luñ war a séntu la lu ñu war a séntu la suba. bon li may njëkkee nag mooy ñu ñëpp ñoo xamante ni ñu ngi ñuy seetaan. rawatina ñi ñuy déglu. te ñu nekk ci bitim réew di leen masawu di leen ñaanal yàlla. di leen dénku xolu muñ ak dëppoo consigne yi nga xamante ni moom la médecin yi joxe. ak yi état bi tëral ak état boo mënte nekk moo xam Italie moo xam Espagne moo xam Amérique ni wër na monde bi. ñu jàpp ne ki ñuy dégg sama kàddu wala ñu koy partagé ñun ñu ngi fii Sénégal. ñu ngi ci mbir mi waaye. sama dernier appel nag ci live bi mooy
sénégalais yi lii c'est une occasion nañ soppi suñ jikko yi dafa bon ñun ñu bëri ci sénégalais yi suñ jikko yi nag nekkul ne yàlla ci boppam moom daf ñuy bind ba pare wàcc soppi ñu suñ jikko yi inna allaha la yughayyiru ma bi xawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim nañ jéem a defar suñ jikko yi bàyyi soxor bàyyi iñaan bàyyi fiir waaw dafa am ñoo xamante ni dañoo soxor dañoo bon te bëri nañ Sénégal te occasion yi nii bu amee dañoo war a jéem a repentiru soppeeku jéem a changer suñ jikko yi parce que am na yoo xamante ni balaa la te fekk ñu ngi ci kaw suuf di def lu bon yàlla dafay continuer rek di indi ay mbugal di ñu ko mbugal léegi nag façon mbugal yi am mooy ay virus yoo xamante ni dafay ñëw dugg àdduna bi yëpp kenn ku nekk rek dëkk boo nekk injustice mu ngi fa rawatina nag Sénégal war nañ xoolaat suñu bopp lu tax Afrique de l'Ouest ñu gën a bëri ay cas war nañ xoolaat suñu bopp ñu privilégié ñi nga xamante ni ñoom ñooy def lu baax bu ñu demee ba nga xamante ni bon mooy nekk règle baax nekk exception Sénégal ñuy privilégié ay nit ñoo xamante ni tekkiwuñ dara loolu war nañ xoolaat suñu bopp bàyyi xeebaate xeeb ay nit loolu baaxul bàyyi di jéem a marginaliser ay nit ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ci nguur gi nañu honnête droiture tamit dafa war a nekk ci ñoom ñu bàyyi bu ñu leen falee ñuy sàcc xaalisu sénégalais yi loolu tamit war nañ cee wax xaalis bi nga xam ne sénégalais yi ñoo ko moom nañ koy delloo sénégalais yi def ko ci hôpitaux yi def ko ci éducation bi def ko ci infrastructure yépp lépp loo xamante ni Sénégal soxla na ko ñu koy def foofu noonu sénégalais yi mën kaa jëriñoo les sénégalais sont fatigués te ñu ngi dund injustice chaque jour suba ngoon guddeeg bëccëg képp koo xamante ni fal nañ la da ngay indi sa rakk indi sa ay xarit indi sa famille ñu entouré la kenn ku nekk di sàcc ñu mel ni ay vautour di naan deretu sénégalais yi il faut que ça cesse bu ñu jógee koo ci lii nañ xoolaat suñu bopp defaraat suñu jikko yi raxas suñu xol yi yéeneente jàmm bàyyi soxor bàyyi iñaan bàyyi xeebaate loolu c'est très important message boobu noonu laa amoon même live yi ñuy def nii sax da ngay gis ñoo xamante ni dañ ciy nekk di ci jéem a soxor di ci jéem a iñaan pour bañ sa réussite fii kenn defu fi live pour ut succès wala dara dañuy def live pour def suñu rôle citoyen ay citoyen lañ dañoo nekk ci crise sanitaire kenn ku nekk fu nga manee na nga ko def ñun amuñ xaalis amuñ ay millions amuñ luñ mën a dimbale nit mais am nañ làmmeñ am nañ portable buñ mën a defee live am nañ connexion ci loolu la ñuy participer pour di sensibiliser nit ñi mais nekk ñoo xamante ni lépp luy nit di def da nga ciy nekk di ci fiir soo ko gisee ci écran bi di soxor di iñaan sa xol bi di gën a dagg nga foog ne boo bësee j'aime wala nga partager sax yaa ngi yokk succès wala dara fii kenn utu fi succès ci dara ñu ngi lekk ñu ngi naan voilà lu ñuy def nii pour Sénégal la rek nañ bëggante soppante su ko defee yàlla moom mooy huwa arhamur rahimin képp kuy yërëm moo la gën a yërëm wal ghafurur rahim dafay jéggale ak yërmande te nag buñ bëggee yàlla du ñuy jéggal yàlla wàccee yërmandeem il faut que ñu raxas suñu xol yi ba mu set yéene wante jàmm bëggante bàyyi soxorante bi bàyyi fiirante bi am na ñoo xamante ni buñ la gisee buñ sañoon sax yow suba nga dee loolu lu ko fi jar àdduna bi lu fi jar xëccoo lu fi jar njakkante lu fi jar liggéeyante lu fi jar fiirante est-ce que ñun wër nañ ndax suba loolu dinañ ko fekkee nit mën ngaa génn dugg sa oto accidenté dee c'est possible mën na nekk am na ay kilifa yoo xamante ni dañuy génn di tukki accidenté ci yoon bi dee mën ngaa dugg avion di dem Sénégal avion bi crash nga dee mën nga tëdd sa nekk am malaise dee mën nga am crise cardiaque dee même feebar bii nii mën nga ko attrapé nga dee mën nga ko chopé dem hôpital dee parce que ñii dee gënoo leen nañ delluwaat suñu xel ci yàlla gis nga àdduna bi amul solo àdduna amul benn solo ñun ci suuf lañ jógee te ci suuf la ñuy dellu yàlla sax wax na ko minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra ku nekk war nga di xalaat ne àdduna bii du kër alal yeeg oto yeeg kër yeeg yëpp doo dee bañ sulaale la ak moom boo dee danga ko fi bàyyi ay yeneen nit jël ko kër goo gis nit dëkk fa soo xoolee nga arrière 200 ans ci gannaaw am na ñeneen ñu ko moomoon te boo ko woon ak ñoom dara waaw kon ñu leen jox rendez-vous beneen yoon incha allah ci yeneen live di leen bëggee bu baax a baax di kontaan ci ñi nga xam ne ñoo ñu doon seetaan yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah